safara boobu moom nu ñu koy déggee volonté la wala déet. ah adversité ndax xam nga nit dafa am fonctionnement dafa am mécanisme boo xam ni boo ko joxee résistance mu jox la force kon nag volonté mënul jëp ci rek tàkk noonu déedéet volonté mooy ba nga taalee safara gi ba pare war ko jël boole ko bant bi foofu la volonté di intervenir waaye safara bi en tant que tel mooy adversité mais adversité day fekk nga nangu ni adversaire la ndax tey jii nit ki bu fekkee moom xam nga mooy li ñuy wax naan ki nga xam ne li mu nekk jàpp na ne dara nekku ci munoo fexe ba mu jóge ci ki nga xam ne tey jii moom jàpp ne li mu nekk looloo war a nekk li mu nekk loolooy mbiram munoo wax ak moom mukk bu mu gis leneen parce que xas na jàpp loolu li mu mën a def kay mooy dem ba gisal boppam ne nekkee dafa juum negam bu boobaa dina am humilité wu nangu ko yow dafa bokk ci paramètres yi ndax xam nga sax ci nafs dafa am intervention fii ndax nafs bu fekkee dañ ne outil la outil boo xam ne yaa ko war a yar tënku ko ci li nga bëgg mu dox c'est vrai il faut nga am foo jaar ak moom xëy na indi nañ envie indi nañ besoin il faut nga xam fan la yar bi ne fan la yat bi nekkee farata ak fan la yàpp gi nekkee farata ndax xam nga ki nga xam ni wóor na la ni yàpp gi la soxla ci yow waaye yooyu am na loo soxla ci moom da ngay xool noo def ak moom ak yàpp gi rek teg ko ci kanamam waaye bu ko jox teg ko ci kanamam waaye bu ko jox mujj gi moom mooy commencer négociation yi ne la waa léegi d'accord dinaa wàññi waaye man lii laa soxla nga ne ko déet man tamit dama am samay condition noonu la ñuy yaree bàkkeen waaye bu demee bay rëcc sa loxo nag nga xam ni fii nekkatul domaine u négociation da ngay régler un problème foofu nag ci la yat gi di dugg gis na nag mën a équilibrer ñaar yooyu mais gis na li intéressant mooy ci ni ko góor gi indee mbalit yooyu muy bàyyi lan moo tax mu koy defee noonu xam nga dañuy bàyyi xel ni lii mooy jot a expliquer nii amul dara lu raxagu mbakken bakken ca na mu nekkee bakken la waaye bu yeneen éléments yi duggee entourage bi dugg wax yu sew yi dugg cokkaas yi dugg jay yi dugg li intéressant mooy foofu nag la bakken di commencer bew bu bàyyee nag nafs baatu nafs dootu ko doy il faut mu wuti beneen tur di jaani moom léegi borom daraja la daraja googu nag lay jël ne comme moom nag léegi borom daraja mooy jël décision lii moo ko neex ci këram lii neexu ko waaye du xool ba xam lii moo gën ci këram wala lii gënul te mooy li góor gi doon nettali rek di ko expliquer ci cadre première dame façon boobu lay di fonctionner noonu moo tax ruux ak mu taxaw ci wetam mais comme li ñuy waxee union la bu séparation amee rek musiba am parce que nafs moo yore caabi yaram ruux moo yore diggante nit ak boroomam léegi ñaar yi bu ñu neexawul fu nit ki jëm. xam naa loolu dinañ si ñëw sax parce que yar boobu noonu xam naa ñoom scientifique réflexe de Pavlov lay gën a jege lay conditionné ba keroog ngay kii xam na da nga am laaj. ñun foofu laaj bi ñuy dugal mooy comme li góor gi wax léegi nii ci matière grise. ñu xam ne que ne cerveau ak li ñu fi waxoon la dernière fois ci lobe bi yëpp constitution bi 2 la matière grise bi ak substance blanche ci matière grise bi fa la ñuy wax ne fa la neurones yi di nekk neurones yi wax ne ñun suñu capacité bi ñu si mën a utiliser mënul dépasser 10%. si consciemment donc ñu dem ba comme li nga ko waxee léegi nii jay yenn nay dugg sa bakken dugg ba nga ni donc ni ñu tijji yeneen produits yoo xam ne ni ay produits chimiques la yoo xam ne ni day stimuler matière grise boobu stimuler yeneen neurones yooyu noonu donc ñu xam ne aussi ba léegi cadre science trouvé guñ ci solution parce que amul kenn ku ko def ba tax sa niveau mental am supérieur te 10% yooyu te amoo yenn pathologie yu ci topp donc ñuy xool ñuy wax ci côté beneen bi nga xam ne du science nan la ñu mën a def ba atteindre
100% yooyu te duñu wut ay produits chimiques. waaw mais xam nga man li may njëkk a posé nit ki bu fekkee bëgg na contrôler mais lu tax administration produits chimiques yooyu nekkul ci loxo c'est-à-dire que contrôle bi ak lu mënti xew rëccul loxo nit wax ji mooy échange bi mu war a def ba ñu jox ko loolu moom lan la war a joxe foofu en fait la jafe-jafe yi nekk parce que bu dul sax ruux ak participation xel ci boppam war na mën a àgg ci stade boobu mais nag problème bi comme ni ma ko waxee nan ngay fexe ba contrôle inconscient boobu nga xam ni moom la xel di am ci yow moom la xel di doxalee li mu war a doxal mu koy doxal cerveau bi li mu war a communiquer ak yi ci des ci wàllu information ci wàllu décision mu communiquer leen ko et pourtant yow doo ci mën dara yow mi nga xam ni yow yaa ne yaa nit ki nan ngay fexe ba contrôle boobu nga récupérer ko xam nga da ngeen di bàyyi xel ni yàlla ku bëgg natt nit la ku bëgg test la mais gis nga test bi foofu la nekk parce que balaa ngaa contrôler dara il faut nga xam ko mais nag bu fekkee da nga bëgg a yemale sa contrôle ci lii laa foog ci sama bopp mënul dem balaa ngay contrôler dara il faut nga xam ko boo ko xamee ci nga xam fan nga koy jaar ba mën ko utiliser optimalement gis nag foofu nag la affaire yi di intéressant parce que amul kenn ku la mën a wax ni façon bii rek la xel bu nekk ak ni mu bindoo xel bu nekk ak ni muy fonctionner nit ku nekk ak li daje ci moom kon nag tey nit mën na dox ci mbedd yàlla defal ko sutura mu gis dara loolu am lu mu débloqué ci moom waaye am na ñoo xam ne tey jii fekk mbëkkuñu fukki mur dara du bouger gis nag yooyu yëpp ay façon la parce que c'est une manière de sécuriser en fait le trésor humain bi mooy potentiel illimité boobu bu fekkoon ku jóg rek jot si mais kon fu àdduna bi jëm kon nag il faut ñu créer ay barrières de sécurité capacité yaram du standard dès le début yaram am na yenn capacité am na yenn force yi mais lan moo tax kenn du ko bàyyi mu utiliser ko parce que bu parewul boppam da koy def ba pare gaañu n'est-ce pas xel même principe bi la ruux même principe bi la c'est ça nit ki nag moo war a def yitteem déjà xam moom yan barrière la am fan la barrière yi situé yow ban hauteur la ban largeur la ban profondeur la mais aussi ban matière la ci waxin xam nag léegi ba xam est-ce que da koy percer est-ce que da koy gravir est-ce que da koy contourner nu muy def mais gis nga ku ci nekk ak bosam gis ngeen am na loo xam ne amul clé squelette yoon bu yomb amu fi bu fekkoon mbir yi yàlla dafa bëgg mu yomb wax dëgg neex la ñuy bind lépp mat waaye comme defu ko dafa am lu muy xaar ci ñun c'est très important moo tax yitte ku nekk la mu dem def exploration boobu moo koy permettre mu am xam-xam googu moo koy permettre nag léegi mu xam fan lay jaar ba lim soxla ci boppam mu mën ko am moo xam ci cadre physique la moo xam ci cadre mental la moo xam ci cadre spirituel c'est très important ba tontu naa question bi. pour dolli si barrières yooyu nag barrières yooyu ñuy wax léeg-léeg ne neen barrières yooyu des fois société bi ñoo koy teg. de créer la yokkal la ay barrières sax. est-ce que barrières yooyu noonu société bi la tegal est-ce que da nga obligé écarter wu de la société pour dindi ko. wala aussi boo nekkee ci biir itam si société bi nan nga mën a moomee sa bopp ba mën ko écarter. c'est un problème d'environnement mais environnement bi ça n'a rien à voir ak société bi ça a tout à voir ak yow environnement bi nga nangoo nekk ban la parce que am na ñoo xam ne dañuy naan bon société bi nangam ak nangam fekk yàlla xam ne li leen intéressé mooy ñu def li ñuy def ba pare nit ñi naan leen yow nekk jàmbaar nga gis nga genre boost dopamine boobu moo leen intéressé mën a se sentir bien se sentir supérieur se sentir utile fekk boobu société bi moo leen intéressé wala dañ nangul def face par rapport ak seen égoïsme par rapport ak vision boobu gis nag différence bu jar a def la gis nga ki nga xam ne dëgg-dëgg li ko intéressé mooy moom ci boppam ay principe am ak fonctionnement am yoonam nekkul ci li keneen xalaat
c'est aussi simple que ça. diw dee nangam xool ko ni mu mel bla 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 sa yoon. da nga ne si cours bi passé que ni besoin yi ak envie yi sax ay illusion lañ. léegi kon nan la ñuy mën a écarter illusion yooyu noonu. décider ko. dégg nga. décider ko. waaw. xam nga lenn naaw xas nga ba xam ni mbir yi nii la demee bëggatoo mu demee nii te si yow la aju mais jëlal décision bi jëlal décision exécutive lii nangootuma ko et puis voilà tu passes à autre chose fekk nanguwoo def loolu c'est-à-dire que fekk nanguwoo détacher sa bopp ak problème bi mais noo ko bëgg régler ce n'est pas possible mais nag nangoo def en fait saut boobu nangoo def décision boobu nangoo engagé wu ci chemin boobu looloo jafe parce que nit wala boog doomu aadama li mu gën a bañ mooy regaaru keneen ni ko keneen di gisee daf ko jaaxal daf ko yitteel fekk nag mu ngi ci logique boobu mais dëggu yàlla est-ce que dina ko intéressé parce que nit ñi bu ñu waxee lii yàlla wax lële est-ce que dafa tax dëgg gi toxu déedéet kon nag bu fekkee réellement li la intéressé mooy nga jëm kanam te mu wóor la ne jëm kanam gi ci yàlla rek la mën a jaar il faut nga jël sa décision est-ce que société bi ni mu la gisee moo la intéressé ou est-ce que yàlla ni mu la gisee moo la intéressé moo tax alku il faut que mu am benn da ngay alku ci bëtu nit ñi jot ci yàlla wala nga alku ci bëtu yàlla jot ci nit ñi. dañuy jàpp ni li ñu naan nit dafa am ay besoins yu naturels yu mu war a def. influence société bi la influence négative société bi la. mais dañ ko xool déjà ci lekk. lan lañ ñuy wax 3 repas par jour mais c'est pas prouvé. ce n'est pas prouvé. ce n'est même pas fondé. nit soxlawul 3 repas par jour. et pourtant tey boo génnoon fii nit ñi bu ñu lekkati 3 repas par jour yow sa bopp la ñuy def repas. c'est ça pour wax la ne en fait malheureusement nit dafa am mécanisme boo am c'est-à-dire que nit bëggul dégg dëgg dafa bëgg dégg li mu jàpp ba pare ñu waxaat ko ci beneen façon rek kon nag foofu dëgg intéressé woo ko confort de pensée moo ko intéressé te loolu dafa jar a moytu mais nag nangoo def étude boobu mooy wax ci di nga gis comme li ma wax léegi 3 repas par jour nit soxlawul 3 repas par jour ñu ne la il faut prendre minimum 3 litres d'eau par jour am na ñoo xam ne soxla nañ lu ëpp loolu ndax xamoo seen yaram li ci yàlla dëxëñ yëpp am na ñoo xam ne mën nañ naan 10 litres par jour loolu dara ci ñoom et pourtant techniquement à partir de 5 litres d'eau ci sa biir yaram waroo survivre ndax ndox bi dafay dem ba diluer en fait xorom bi ci sa deret baa jiwuma docteur baa jiwuma voilà boo ko xasee ba diluer nag la complication yi dugg gis nga yii yëpp ay façon la mën a xam nag yow exactement sa fonctionnement nu mu demee gis nga loolu lay wax ci nangoo def mbir boobu nangu gi c'est là où tout réside xam nga buñ ne bu for yombee sëgg jafe foofu lay dellu gis nga lii may expliquer yëpp mën naa ko expliquer mën naa joxe lépp waaye nit ki moo war a nangoo def le premier pas foofu rek la dellu